combat bi nga arbitré waxuma nag grand combat dans le sens. combat yu ndaw. grand combat ay mbëri ay ténor yi nga arbitré. bon man je pense que sama premier grand combat Demba Diop Sa Thiès bii la ak kii ak Tonnerre ba mu julee nii chute bu gaaw sax. est-ce que mais avant boobu dama arbitré Forza Jordan ñoo nekkoon spécial bi. non Forza Jordan jour Lac Rose Modou Anta. Lac Rose Modou Anta non bokkuma ci woon bii la vérifier sa archive. bu demeewul noonu. bon de toute façon grand combat bi ma jàpp Demba Diop ñu jox ma ko c'était Sa Thiès Tonnerre Sa Thiès Tonnerre boobu moom ci bi may jógee fee affectation ñëw parce que comme Kaolack naa nekkoon di arbitré bi ma ñëwee fii boobu lañ ma joxal. dëgg la de d'accord kon xëy na dinañ ko rusi kon kon xëy na noonu la wax nga dëgg xëy na mais en tout cas daal maa ko li ma jàpp daal mooy Forza Jordan maa ko arbitré te Modou Anta ak kan nga wax Lac Rose boobu bokkuma ci woon ci arbitre moo tax gaw ma mu ñàkk même journée. mais en tout cas li ma bëggoon xam exactement moom mooy. léegi boobu noonu ñoom Tonnerre Lac de Guiers Tonnerre Sa Thiès boobu laa njëkk arbitré boobu mosuma tiit ci combat mais mën naa jàpp ne ci combat Yékini ak Lac de Guiers boobu moom ñun arbitré presque ñun ñoo amoon pression parce que sëriñ bu mag dafa ne combat bi dina bëri coow parce que boobu nag avant combat man moom damay suivre information yëpp laay suivre am na ñoo xam ne nag duñ ko suivre mais man muy réseaux sociaux yëpp damay lire lépp lu laal ci lamb dama koy lire dama koy suivre waaw léegi nag bi ma gisee coow li bëri ñoon ji combat bi dina bëri coow ñëpp ragal ni coow arbitrage lay doon te ñun ni muy demee pa bu tànnee juróomi arbitre yi arbitré ba pare jour bi da ngeen di ñëw su ngeen ñëwee comme 10 combats la avant 7 combats la woon CNG di fay 35 000 yi gën a bëri ñu yokk ko 10 combats ñoom ñu yokk ci tuuti muy 52 500 ci gën a bëri ci combat yi léegi bi muy nekk loolu premier combat dañu ne Beuz yaa koy jël ñun ñaar ñu nekk sa juge loolu ñoxor mi yoroon commission bi moo koy gérer mooy xam ñi mu xalaat ne ñii bu ma leen joxee journée bi dina réussir parce que moom aussi boo gisee moo ñuy gën a tiit da nga ko doon gis ci public bi mu mel ni dafa farak mbër fekk erreur arbitrage la doon tiit vraiment ku def lu bëri ci arbitrage bi la moom tamit nu Beuz jëlal premier combat deuxième yow Malick troisième on continue troisième quatrième cinquième ba ci neuvième dixième bi mu teg xaar parce que bu teelee wax ne Beuz la mën na am ci prestation Beuz yu njëkk yi Beuz jaar à côté merci beaucoup loolu mën na gis loolu fekk yow da xëy na la ko wax mais ci ni ngeen di dawee di dem ba mu des neuvième combat foofu ngeen di taxaw ci biir di xaar moom mu ñëw il passe par le chronomètre ñëw ne bindal diw parce que feuille de match bi le nom de l'arbitre dañ ko fay bind mu ñëw ci feuille de match bi ne bindal diw après jàll si ci ñun yenn saa yi nga gis ci géew bi ñu groupe ak moom foofu waaw mais bu Lac de Guiers ba moom man de wax dëgg yàlla bëgguma koon arbitre moo ko Yékini parce que coow loolu ñu doon dégg ku nekk da doon xalaat ne coow arbitre bii bu nekkee ci yow lay daanu moom saa waay kenn bëggu ci woon lu bëri mais ñun ne nañ concentré wu rek yàlla baax na diis ko yàlla parce que atte moom yombul mais biñ ñëwee ba mu des dernier combat bi mu ne Malick nga arbitré ko non man dama ne pas bi man la bañ illa yow coow li ñuy wax kon kii sama kaw la ko bëgg a teg non je te jure prière bu ma xalaat def naa ko avant ñuy siffler prière bu ma xalaat ñaan naa ko juge yi aussi c'est concentré wu ba yow da ngay xool sax doo moo tax caméraman yi naan arbitre puusal duñ la sax déglu laa lay wax ni merci beaucoup yow doo bëgg a xef parce que boo xefee sax da ngay ragal dara mën na xew donc tu es tellement concentré que non doo bëgg dara ci yàlla dogal ñu nekkoon ñaari mbër yoo xam ne keroog wane nañ fair play boo xam ne vraiment dem leen di saluer au passage fair play dëgg lañ wane firnde bi ma ciy joxe rek Lac de Guiers dafa soxla woon tibbu tànku Yékini tibb joggi tànk bi ne ko jëlal Lac de Guiers jël dem defi ay mixicam am instant Yékini aussi soxla tànkam ne ko saawaay parce que dañ ko doon topp di xool li ñuy waxante wala ñu ngi defante dara non lu bëri ngay gis xool bi Yékini ñëwee ne ko li nga jëloon ci man laa bëgg a jël ci yow Lac de Guiers aussi yëkkati tànkam mu tibb noonu mu jël def li muy def bëre bi biñ sifflé aussi xeex nañ bëre nañ
yàlla may Lac de Guiers ndam donc loolu vraiment fair play dëgg-dëgg lañ wane foofu ah dañuy dégg lu bëri de dañuy dégg lu bëri nag dañuy gis lu bëri dañuy dégg lu bëri waxante yëpp dañ koy dégg ay gañ yi sax dama koy dégg ñuy dóor ñuy gañ waaye yow non ay di onku yooyu dama koy dégg de ay dóor ñuy onku yooyu yëpp dañ koy dégg muy onku laa lay wax ni ay onku dóor mu naan yooyu kay dama ko dégg man moom dégg naa ko te gars yi dégg nañ ko duñu tudd turu mbër rek mais am na de moo tax mbër yenn saa yi nga tendre ko micro mu dem ci plateau arbitre bi moo lii hey arbitre bu waxoon li muy dégg ci yow gars yi da leen sóoraale loolu. mën ñu wàcc benn fait bu marquant boo xamante ne moom moo révélé Mali ñëpp Sénégal yëpp xam ko. muy Modou Lo Eumeu Sène. yaakaar naa ni lu marqué Sénégalais yi la. mais man geste boobu nga def. li nga jàng la wala c'est juste un réflexe. ak ni nga ko defee est-ce que yow pour yow. tegu na ci yoon yi parce que wax yi après bëri woon na. bon ma ci xaw ma damay jéggalu xaw ma parce que xëy na combat boobu sax dama waxoon du ma ci waxaat mais bon je ne peux pas mënuma ñàkk a tontu ci question te aussi ñi may déglu farak beneen côté bi ñu comprendre ne journaliste moo lay poser question mënoo ko ñàkk a tontu ci question boobu mais quand bu mbër ñàkkee combat xëy na duy bëggaat sax image yooyu feeñaat wala ñu ciy waxaat donc mën naa ci wax loo xam ne ba léegi nit ki da lay mere fekk jubluwoo ci woon loolu mais mbër moomu lay mere aussi na jàpp ne bés amoon na kooku noonu nga mere jox la victoire peut-être te yow ci yàq liggéey mais waxuma pour blesser kenn waxuma aussi pour vexer kenn wax dëgg fa la ci formation arbitrage day am partie boo xam ne médical la booy def formation bi day am partie boo xam ne c'est réservé aux médecins bu ñëwee da ciy wax. voilà très bien léegi nag man personnellement parce que ku nekk dafa am background foo jaar man bokk naa ci mouvement boo xam ne jeunesse étudiante catholique la woon dem naa fi au Niger ci benn séminaire panafricain bu amoon on parlait des actes de secourisme yu njëkk yi man am naa chance bénéficier woo ci loolu mais terewul ci suñ biir sax am na des gens yoo xam ne am nañ ay prédisposition médicale Cheikh Tidiane Ndiaye mii ngay wax mu ngi ci case de district de santé bi nekk fële à comment dirais-je fële Yaraax boo fa demee fekk ko fa donc am na disposition yu mu jot a yor te réunion yi ñuy def mercredi dañ ciy échange may nuyu le doyen Payes un boxeur la woon mais moo jiitoon commission bii ñoxor yoroon lu bëri def ñu ci jàngal comme jaar na ci box am na yu bëri yu muy gis bokkoon na ci lim ñu doon wax ci yu mel noonu mbër bu jëlee kawoo généralement lameñ bi day njëkk a lemu lu ci bëri moom bëri woon na man may dégg muy wax yu mel noonu donc ci réflexe yu njëkk yi ngay xalaat mooy nan ngay def ba sauver ko te ba mu koy wax boobu ci changement yi protège dent ñëwaguloon li mu ma ko sax ci changement yi protège bi moom giri yàgg na ci moom champion la moom nandite la quoi yàgg na ci waaw déet waaw bul tooñ saa waay non giri moom mbër yi ñoo ko fekk si ci bosam moom giri moom ñëpp daanoon nañ gis moom mu dóor affaire yi moom nandite la gëree la quoi maa ngi koy nuyu au passage muy nag koo xam ne aussi jàpp na ci combat bi de jàpp na ci bu baax nee na ñu nag arbitre daañu woon jaaroo taal mais injustice bi ñu leen bëgg a teg dañ ciy ànd ñu leen di remercier ci coor arbitre yëpp. dëgg la en fait côté médical bi comme li ngay wax nañ ko defee fa laa doon ñëw sax après mais nañ ko defee effectivement médecin boo xam ne yàlla dafa dogal nga def formation bi vraiment ak koo xam ne vraiment du médecin jegewul sax médecin dañ ko ne rek lii forme ba mu koy defee mën na bañ a nekk noonu. ok. dëgg la. c'est vrai. dëgg la. dëgg la. man maa gis nga ñooñu xam naa bu baax li ngay wax nii j'ai bien compris gis nga ñun am na ku ma laaj ne ndax vous êtes indispensable non personne n'est indispensable arbitre yi fi nekk bu ñu leen dàqoon it ñeneen dina ñëw mais arbitrage dafa nekk loo xam ne avec le temps ngay acquérir say expérience mais mënoo xëy tey rek ne par force nga nekk arbitre ba am expérience bi am na yu bëri situation inattendue yoo xam ne mën nañ am te yow peut-être ñi la formé yegguñ ci woon ak yow mais ki nga xam ne il a vécu des dizaines d'années
d'expérience ci arbitrage ak koo xam ne formé wuñ ko gis nga première journée yi ñu indi des arbitres yi ñu indi am na ñu ci formé wul y a des entraîneurs comme yow bës ngay seetaan lam rek ñu jël la ne kay arbitré am na ca ñun gis nañ mais duñu xajamal kenn mais de toute façon même buñ demoon ñooñu ñëw ñooñu mérito nañ li ñuy kaas muy assurance ñooñu mérito nañ ñu jox leen condition yu baax di leen fay lu ko jar moo tax combat bi dañ ciy joxe suñ bopp nañu dàq mais keneen kuy ñëw nañ ko teg ci condition yu baax. Le médecin là bi doon critiquer comme li nga doon wax effectivement c'est normal ah c'est normal parce que médecin bi def formation day def opération raté ko te pourtant il a fait presque 7 ans à l'université am expérience bu def opération rey nit. man jubluwuma ci loolu li ma ci jublu mooy expérience bi ngeen acquis yéen ñu jot a am li ngeen jot a jàng ci wàllu secourisme ak yooyu est-ce que arbitre yi nekk am nañ loolu noonu ñu bàyyee ko xel tamit pour xam est-ce que mbir yi tamit heure bi mën na nekk en temps. ñi fi nekk en tout cas day am na image bu ma gis Thiès am na image bu ma gis Thiès mais da ngay gis arbitre bi romb mbër ma di dem te ñu ngi kawoo tëdd xamoo ci lu mu nekk mais au moins mbër yi bi ñuy bëre ñun arbitre xam nañ ne parce que biñ leen di vérifier gis nañ ne mbër mi mu ngi sax protège dents mais loolu corps étranger la mu ngi ci biir te protège boobu mën na changer place fatt respiration nit ki ne serait-ce que pour loolu gorge par exemple fii dafa sensible c'est permis nit dañuy door ci gorge am na li ñu tere loos lañ tere mais fii kenn terew ko léegi imagine ki nga door ci gorge fekk mu yor protège bi dem bloquer circulation mu kawoo daanu mais kooku xëy na manière boo mën di defee boo xalaatee ne lii bu ma ko defee mu sauver di nga jéem pour def ko ah yàlla na muy réussir mais ñi fi nekk moom xaw ma ñi fi nekk wala ñi ñu jëli parce que am nañ deuxième jour bi ñoo xam ne il n'avait pas compris rocceeku nañ dematuñ qu'est-ce que le CNG a fait Khalifa da leen jël yóbbu leen Thiès ne da leen di former pourtant Khalifa moo jiite woon xeex bi en 2012 jël arbitre yooyu dem ne da leen di former à Thiès parce que moom lañ nommé le directeur technique national léegi bi Abdou Badji démissionné Abdou Badji a démissionné il a fait un travail remarquable et était en complicité avec les arbitres muy Abdou Badji parce que dafa xamoon ne ce corps là pour ma liggéey lamb mu dem il faut que ma coopérer ak ñoom mais Khalifa dafa ñëw mel ni ñun ay ennemis am la mu teg ay jalons yoo xam ne pour ñun pour écarter amul problème mais le principe là on va le combattre jusqu'au bout ñu nekk fii ñu bañ fi nekk on va crier partout que arbitre dafa mériter conditions yii loolu daal mooy li nga xam ne vraiment bëggoon naa ko lancer appel que mu jàpp ne poste bu nit mën di occuper fii c'est pas éternel day dem ñeneen ñoo fi nekkoon ils sont partis ñeneen ay ñëw ñun dinañ dem ñeneen ñëw mais képp kuy dem fexeel aussi mu rafet mais niñ koy doxalee nii naroon na rafet mais am na lu bëri loo xam ne yàq nañ ko parce que bu kenn gis ne ñii dañu bëri wax li ñuy wax dafa bëri ñu ngi xam nga li ñuy wax nii wax lu nekk mais mettez-vous un peu à notre place des gens qui ont mis leur argent 100 000 francs lañ fay plus pour nekk arbitre international am na ñu ko fay yàlla dogal jotuñu admis mais ñun ñoo génnee suñ poche blouson bu arbitre sol fii moo ko solal boppam CNG jëndalu ko ak yu bëri yoo xam ne sacrifice la ñu bëgg ko nekk ci dëgg la ils diront que lu tax ñu bàyyi ba heure bii ñu koy wax parce que heure bii lañ sañ wax avant bu ñu waxoon ñun la ñuy dàq fële teg ñu fële mais heure bi nga xam ne nee nañu ñun génn nañ ci lamb ji dàq nañu heure boobu lañu mën a wax loo xam ne nit ñi war nañ ko mën a sóoraale suba bés la mais mat na sóor bu baax a baax mais ñoom sóoruñu ko nga toog yor say élèves tu apprends à la télé ou à la rajo diw dàq nañ ko ñu mel ni da nga rey nit keroog ay maire ay pa ñoo ma woo depuis boofu ñoo xam ne pour ñu am crédit sax problème la ñu woo la di la masaw foog ne ci lamb ji salaire bi ngay am ci lamb ji nga koy jëlee lii vraiment métti na lii àq la xam nga ñooñu noonu di yëkkati seen xaalis di la ko jox man ñoom laa gën a yërëm que li ñu ne teg nañ ko suñu kaw te lamb ñun ñoo ko bokk on ne va pas baisser les bras ñun duñu bàyyi duñu mës a bàyyi on va continuer le combat ba fa mu yem parce que injustice mënuñ ko nangu CNG day tere nit combat boo xam ne régulariser wuñ ko CNG dem couvrir ko am na membre CNG bu dem couvrir tournoi TNT te boobu combat bi régulariser wuñ ko kooku kenn doxu ko sanction wax naa sànq ku dóor benn journaliste kenn tegu ko sanction ak yeneen yoo xam ne commission règlement et discipline bi li ñu def ñàkk jëriñoo ak Alioune Seye daan leen te règlement dafa ni balaa ngaa daan nit na nga ko déglu ba pare waaw. jamono joo xamante ni Lamine Diack papa Diop suñu maam Diop moom moo nekkoon ministre des sports le Alaaji
ànd ak béykat yi dem bureau Lamine dem kër Lamine Diack seeti ko. ne ko man kat dañ maa aj wax dëgg yàlla damaa bëgg ñu teggi section bi ndax écurie Fass jàpp na ni que section bi ñu ma teg nii kat teguwul ci yoon. Lamine Diack boobu mu ngi nekkoon jaraaf man. béykat yi nekk Chia man. béykat yi foogoon ni sax Lamine Diack bu ko déglu day ànd ci section boobu. waaye Lamine Diack bu ko tontu moom mooy est-ce que section boobu noonu déglu leen la balaa ñu lay section yi. béykat yi ne ko kenn déglu. ne ko kon section bi voilà. merci beaucoup. ça confirme dëgg la. gis nga teg su fedd waaw. en tant que ministre des sports moom boobu la. gis nga ko donc loo xam ne depuis Lamine Diack la règlement di doxee noonu ñu ñëw ba ci jamono 2020 ñàkk jëriñu ak kii def loolu te li xew sax gis nañ fi mu jóge ñu jël écrit ñàkk jëriñu yëpp le lundi même affaire bi am samedi lundi ba ñu dax ñu aj nañ écrit ba mais xanaa nga woo ñàkk jëriñu déglu ko li xew démb lan la woo Alioune Seye déglu ko ne ko li xew lii ak lii mais nga ne daal yaay buur yaay def lu la neex te kenn mënu ci dara ah tôt ou tard dina jeex ñoom ñàkk jëriñoo ñu leen masawu rek. mais tey si vous devez en juste 2 mots. tey gis nañu ne CNG ñu doon day arrêté yaakaar naa équipe bu bees mooy ñu doon dir nañ ko ci presse bi mais en 2 mots si tu devais tirer le bilan du CNG de 1994 quand même à 2020 en 2-3 mots wala boog en 2 expressions lan la may. du ma wax ne bilan CNG yëpp c'est négatif je peux dire que am à 75% personnellement sama gis-gis la de engagé wul arbitre à 75% am na jéego yu positif yu bëri yu ñu def mais dañu dem ba ces dernières années mu am relâchement boo xam ne def leen dugal parce que abus de pouvoir dafa mujj feeñ ci seen doxalin xam nga boo demee chaque jour ñu naan yaa fi nekk ministre bu ñëw ne yaa fi nekk à l'arrivée mën nga dem ba naagu foog ne yow moom yaa raw sax ministre bi lu la neex war nga ko mën a def parce que mooy indi abus de pouvoir bii noonu laa ko mën a jàppe li ñu mujjee nii parce que da ngay def lu rafet ndort bu rafet mujjantel bi ñaaw ba suul la nga defoon lu baax te lii ñuy def ni teg ko ñoom ñàkk jariñ sanction yi ñuy dag mbër yi année yi seetlul année yi la gën a bëri ñoom Manga 2 ils n'ont pas été victimes maa ngi leen di nuyu au passage ils n'ont pas été victimes ci ponction yu bëri yi te ponction yi dañuy naan ñun arbitre ñoo doon liggéey pour ñoom non wax naa ko quelque part bu mbër mi di dugg du arbitre bi te ñoom ñooy bind ne dugal nga lu ëpp 75 personnes xaw ma lan ak lan ne dugal nga lu ëpp 15 personnes yu ñu la may dañ lay dagg prix bi xaw ma lan ñu multiplier ko par 2 bi ngay tuus ñu ne temps bi jeex na yow ëppale nga temps loolu du arbitre bi nga dugal bouteille bu ëpp 1 litre 500 ñu ne du arbitre bi ba pare buzz xam nga dañ ñëwoon bouteille yu mag yi Ama Baldé doon def noonu genre yooyu te mu doon neexal affaire bi rafetoon trop ñoom dañu ne yàq ndox la et puis day dem ci gazon bi mais arène nationale léegi profondeur ba xaw ma ñaata mètre la boo fa defoon ay citerne ndox sax du dem xanaa règlement boobu war nañ ko dindi mais lu tax dindiwuñ ko parce que am na dagg ci ginnaaw ba léegi bouteille plus de 1 litre 500 mbër bu duggee ci géew bi dañ koy dagg 15% de son reliquat foog na 15% su ma juumul 15% la bouteille boobu nga dugal ko dañ ne woon pour ndox mi lii léegi ndegem ko am nañ arène nationale te suuf sax doy na citerne sax mën nga ko fa sotti te du def dara nañ dindi règlement boobu mais jamono yi romb ñoom Manga 2 boo seetloo ci la dagg yi gën a bëri te lépp dagg la faute boo def presque dagg la man je pense que am na ni ko gars yi waxee loolu lu ma ci wax mënul engagé arbitre mais sama engagement personnel la man engagement personnel parce que li ma doon wax avant je peux dire que j'engage toute la CCA mais li nga xam ne moom nga may laaj ni man la c'est mon avis personnel man je me dis que 45 ans man je préfère que CNG ci boppam wala autorité médicale yi fi nekk bu ñu limiter bu ñu limiter année bi bu ñu ne 45 ans ngay yem bëri buñ ko limiter nañu exiger mbër moomu mu def visite médicale yëpp bu laajee daw course ak yooyu yëpp ñu jël tension def une visite médicale normale boo xam ne leer na ko ne celui-là est apte à la pratique du sport nga bàyyi ko moo xam 50 ans la am moo am 45 ans mais na am aptitude bi xam nga certificat d'aptitude yu bëri yu mbër di indi damay dem rek bës nga nekk sama xarit nga bindal ma nii doo xool sax sama vision loolu mooy doo xool sama vision doo xool sa mais bii pas buñ ne 45 ans bi daf loolu déjà lu bëri ngay wàññi mais nañu exiger même ku am 45 ans ou au-delà ñu soumettre la à un test médical boo xam ne bu laajee course ak lépp li nga xam ne moom la laaj tu le fais on te donne si tu es apte. dans la boxe dans certains pays yéen ñii am na ñoo xamante ne 45 ans tu arrêtes mais am ñenn ñoo 45 ans visite médicale bi dafay gën a. merci beaucoup mais loolu tu coupes la poire en deux
nga def visite médicale boo xam ne c'est forcé boo gisee ne tel mbër mii def na visite médicale bi il n'est pas apte nga ne il n'est pas apte ah mais comme bëgg nañ ko te moom lañ gëm ku mel ni Bombardier ne déwén mu pare ñu ne dërëm déwén mu pare ku mel ni Baboy ba léegi mu ngi nii ngeen koy gis ci vidéo yi muy contact Rock Mbalax ñooñu mais tu les soumets à des visites médicales corsées ñu daw même bu dee temps nga jël pulsation jël lépp mais bu aptee ci loolu nga jox ko une licence ah man je pense que c'était la meilleure solution. waaw may nuyu waa boobu dëgg la xam naa ne fi mu ne nii moom xeex bi moom bés bu gëcc ci dara man dëgg naa kilifa gi ak sa waajur ay mbokk lañ xam naa lépp moo tax du ma ci dugg sax waaw gis nga gis nga xam naa damay ragal sax mu mere la ndax lii nga jël nii waaw liggéey bi ngeen di def toogaloo fi arbitre waaw ça c'est vrai ci li ngay liggéey sa liggéey ngay def je suis parfaitement d'accord. dëgg la. dëgg la ça c'est vrai. ndeysaan. dëgg la. dëgg la. ndeysaan ah liggéey bi waaw waaw dëgg la dëgg la ça c'est vrai non ça moom gis. voilà bàyyi naa xeex bi kon bàyyi nañu xeex bi donc en fait comme li nga wax ni gis nga ci corps boo nekk jiitalal sa déontologie sa éthique ak sa déontologie corps boo mënti nekk yaa xam arbitre mooy yaa xam journaliste nga bul am xajale ak seen ay kii parce que diw moom laa jubóol xam nga 26 las gis nga mu bind ci kii bi naan am na journaliste yu ko daw yoo xam ne fi mu ne nii dañuy donc loolu on n'a pas un problème avec les journalistes amuñu benn xaar ma yàlla ak journaliste parce que ak réseaux sociaux yi léegi moom vraiment pour nga jàllale message léegi yomb na trop l'essentiel looy wax rek bul diffamer kenn bul sosal kenn te bul tooñ kenn en plus bul saaga kenn aussi lépp nañ ko def ci discipline di nuyu waa boof rek comme ni nga ko waxee tund boof yëpp boof lulu dooyeem dom baak laalo waa simu leng bàyyuma kenn fogole seereer sim naa fop oxu ref nan gonum fo simangolum parce que um refa nga mene laya yaaga bo xaye to leyima seereer a olof ake mi sax ngoole gidma nuun we andoona yee gan ngaw gam no njom simple ne nga a gendes no njom xaw ne fop aussi nu ande kene ñoxora rek refe ngamadi refe ñak respect nda koy ga i tegel ka i ndamna ye refe ɗato i mbugo lay in bo fop a nana ino yo wiin we nga atange in ande kaaga yo parce que den na ñaanana in may ñaan mbokku séeréer yëpp ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy bëgg Jaxaaw Siin Fatick nga xam ne côté boobu lañ jóge donc bu ma limee dinaa juum Sénégal yëpp adduna bi yëpp ñu nekk ci diaspora bi am na groupe WhatsApp yoo xam ne bi problème bi beesee ñu bëri invité nañu ci ñu wax ci donc vraiment ñu leen di jaajëfal am na kilifa yu ma doon wax sax ne ma Malick bàyyil di wax ci communication parce que dafa am ñu bëri ñu lay estimer ñooñu ma leen di jégalu xam ne du kuréel la daal nekkul Malick kese ma leen di ñaan ngeen jégal lu ci dëng may jégalu bu baaxee rek ci yàlla la bu bonee aussi xëy na maamatadi di leen jaajëfal bu baax. merci beaucoup gars yi ñu suivre aussi ci Instagram bi en direct gars yi ma leen di xamal gis naa question yëpp ñoom Canta ñoom Diop may la question yi bëri mais le débat avec Malick est tellement riche que bu ñu toppee question yi day compliqué parce que gis ngeen ni on avait dit qu'on reprend le live pour 15 minutes gis ngeen 1 heure de temps la ñu mujjee parce que Malick géej la ci làmb en tant qu'amateur en tant que vraiment arbitre en tant que mën nañu woowee ni quelqu'un boo xamante ni tamit day suivre làmb de près vraiment Malick lu ne lañ ko étiquette yu bëri la am daal ci cadre làmb mais gars yi ma leen di wax ni que incha allah maa ngi gis Demba Ndione Demba dina la invité incha allah maa ngi gis ci commentaire yi yaa ngi wax lu bëree donc dina la invité incha allah rabbi ci live bi ñu waxtaan parce que yow mi arbitre Yékini ak Balla Gaye ak yow peut-être yaa ngi am sax ay révélation yi may gis yaa ngi koy wax ci suuf. niil ma Tony niil ma ko bu baax waaw niil ma ko bu baax Tony mu lay dégg ñu ko gars yëpp ñu ngi lay dégg Demba Ndione dinaa la invité incha allah ñu wax pas seulement ci Yékini Balla Gaye mais maa ngi gis say révélation yi ngay def ci côté arbitrage ak surtout
le fait d'avoir un papa qui a été arbitré combat autour du Papi Cissé. Pape Cissé ah. ak Rock Mbalax. Donc je pense que yow dañu war a waxtaan yow sa papa arbitré Pape Cissé Rock Mbalax yow nga dem ba arbitré Yékini ak Balla Gaye 2 donc tu es quelqu'un boo xamante ni dina la dalal incha allah ñu ko defee ak Malick Ngom noonu laa koy defee ak yow gars yi gis naa ni yéen ñëpp kontaan ngeen ci live bi ah tey moom kontaan ngeen parce que tey dañu ñëw vraiment xam nga Malick ngi woon Lambaye tey nag dañu indi xam nga man sama dëkk taxaw si ay côté taxaw si nag Gossas yooyu te dañu indi yooyu yëpp dañu indi ñëw fekk si Malick jëlee fi Lambaye yóbbu waa Lambaye da ngeen ma meree di mais maa ngi leen di wax ma leen di toog gars yi kon jàmm xewul boobu doon rendez-vous incha allah mercredi mais gars yi mercredi man maay def live bi Lamine lay nekk wala Boucar parce que comme je vous ai dit comme dama am malade il faut may xaw a raar tuuti donc les live pour moi ça va être lundi et samedi di bëgg ci yéen di bëgg ci sama caméraman bi nga xam moo ma topp nii 9h lay xëy xam nga 8h mais ba léegi mu ma topp minuit 30 parce que man damay guddee xëy damay guddee liggéey si ah man ma commencé sama liggéey 21h moom mu topp ma Mouhamed aw ma sa fay ah 8h xaw ma 9h ba minuit et demi ngay liggéey balaa nga yegg sa kër 1h30 te leer na ma ni suba 9h dina ko fekk bureau donc macha allah Mouhamed maa ngi lay remercier bu baax gis nga mail baa ngi koy woo pour laaj ko fu mu nekk Malick tamit di la remercier bu baax di remercier ñu ngi doon seetaan ñëpp parce que vraiment vous avez pris votre temps pour seetaan ñu vraiment ñu ngi leen di bëggee di leen jox rendez-vous incha allah ba tey jaajëf sama